kii gëstukat ci institut de technologie alimentaire. waaw ITA. yore ci wàllu projet bi lépp luy activité de transformation ak activité de nutrition. tey nag ñu ñëwoon fii seet si suñu mbokku plateforme bi ci dérouler benn action boo xam ne moom la ñu tuddee vulgarisation des produits à base de ñebbe mais surtout sensibilisation des ménages sur les intérêts nutritionnels du ñebbe. ñebbe xam ngeen ko yéen ñëpp parce que Afrique de l'Ouest lañu nekk Sénégal lañu nekk te bu ñu jàppee ci li ñuy produire ci ñebbe ci biir àdduna bi Afrique de l'Ouest moom mooy produire pratiquement plus de 92% n'est-ce pas bu ñu jëlee production mondiale bi yëpp. ci biir Afrique de l'Ouest boobu Nigéria moom moo ca nekk en tête mais Sénégal tamit desul ginnaaw mais fi xëy na Sénégal xaw a dese ginnaaw tuuti moom mooy nan la ñuy valoriser ñebbe bi ak nan lañ ko intégrer ci li ñuy lekk. xam ngeen ko yéen bu baax pratiquement nit ñi dañu jàpp ne xëy na lekk ñebbe du aliment wala ñam boo xam ne nit ñi jox nañ ko importance de trop parce que c'est rare nga gis koo xam ne nii xëy na am na gan gu ko seetsi mu xalaat ne war naa ko toggal ñebbe li muy xalaat mooy demal seeti yàpp demal uti ginaar wala demal uti leneen te pourtant li nekk ci ganaar gi li nekk ci yàpp wi mi ngi ci ñebbe ji te ñebbe ji moom moo gën a moins cher. fii nag tey ñi fi ñëw mooy ñi nga xam ne ñooy transformatrices yi ànd ak waa projet bi ñëw fii ci Ndiambou Fall ci école primaire yu Ndiambou Fall te bu ñu fi jógee ñu fas yéene dem ci daara Ndiambou Fall daara El Hadji Yatma Der ñëw pour lan dañu ñëw ngir loo nga xam ni ci wàllu à base de ñebbe la muy ay gâteau ak ay beignet ñu defar ko ñëw pour jagleel ko xale yi jox leen ko gratuitement donc loolu aussi ñu am ci sant ak ngërëm bu baax a baax ci projet bi ndax ñoom bu leen neexoon ñëw ni dañ koy jaay ku ne xam ne njëriñal ñebbe mu nekk loo nga xam ni dafa ëmb vitamine B1 baax ci jigéeni wérul baax tam ci xale bu xiibon ñu ñëw tey defar ci loo nga xam ni ëpp na 400 emballage maanaam war koo jox lu ëpp ñeenti téeméeri xale gratuitement boo ko doon xayma ci xaalis defe naa ne xaalis bu bare la kon ñu ngi ci remercier waa ITA projet bi ci loolu ñu def pour xale yi Sénégal waaye rawatina xale yi Ndiambou Fall. bu ñu jëlee doomu aadama daf ci am pàcc yoo xam ne wala groupe yoo xam ne ñoom la ñu ni tuddee groupe vulnérable ki ci njëkk di jigéen joo xam ne ni dafa toll ci am doom mooy une femme en état de précréation mooy aussi jigéen ji nga xam ne nii am na doom booy nàmpal ak it ndaw bi nga xam ne dafa am âge bu nekk entre 0 et 59 mois ñooñu dañoo am seen yaram dafa soxla yoo xam ne souvent ñoom ñoo ëpp soxla yeneen catégorie yi soxla bi nag surtout ci wàllum protéine ak wàllum minéraux protéine bu ñu koy wax bu ma ko doon tey bu ma ko doon misaal tey damay jàpp ne boo bëggee def bâtiment bi il faut nga am ay briques yooyu ngay tegale pour am bâtiment nag briques yooyu mën nañ jàpp ne moom mooy protéine ci defar yaram pour ndaw bi ak pour xale yi te protéines yooyu li ëpp ci fi ñu koy jëlee mooy ci wàllum yàpp wala wàllum soow wala yeneen xeet yi mais dañoo gis ne yooyu cher na cheraay boo xam ne tey pour am ko lu jafe lay doon alors que li nekk ci ñebbe tey pratiquement mën naa ne moom moo nekk ci yàpp ci wàllu boobu kon nag bu fekkee ni ñebbe ñun ñoo koy béy wala même bu ñu ko béyul tamit xëy na am ko moo gën a yomb am yàpp wala leneen yaakaar naa ne kon dina baax lool ñu wax ak nit ñi pour ñu xam ne ñebbe lu am importance te loolu ñuy wëri feneen mu gën a cher mën nañu ko am ci ñebbe ji nga xam ne ñoo ko meññalal suñu bopp wala mën nañ ko jënd ci marché yi nga xam ne nii am na fi. di am kontaan ci dikk bi ngeen dikk ci barab bi xam ne barab bi barabu jàngukaay diine islaam daara ji ngeen bàyyi seen yitt yëpp ñëw fi ngir fas yéene fi séddale ay xéwal waaye na ngeen bàyyi xel ne seen borom ngeen di jëflanteel te it moom ngeen di lebal te waxoon na ci alxuraan ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifu te wa huwa xayru raziqin waxoon ne lépp loo xamante si ni nit yëkkit na ko joxe ko te yàlla tax suñu borom dana ko fulal ndax moom mooy ki nga xam ne mooy ngën ji aji wërsëgale te mooy suñu borom yàlla subhanahu wa taala te waxoon na it ne man za alladi yuqridu llaha qardan xasana képp koo xamante si ni ana kuy ñëw lebal suñu borom yàlla
te ko suñu borom fayee de dana bég ndax fa yudaa'ifahu lahu adaafan kasiira kon yàlla na suñu borom nangu jëf yi leen leen ñaanal suñu borom mi leen xiir ci ngeen ñëw ci barab bi yàlla na leen dimbali ba seen liggéey bi yàlla bu naax saay yàlla na nangu lépp. rafetlu bu baax a baax ndaje mi di dalal jàmm gan ñi di wax ne di leeral rek li nga xam ne moo waral ndaje mi tey ndaje mi lu ko waral mooy dañoo am benn projet boo xam ne dafa boole ñeenti réew ñaari réew yoo xam ne dañuy làkk anglais ak ñaari réew yoo xam ne dañuy làkk français ñaari réew yi làkk anglais muy Nigéria ak Ghana ñaari réew yi làkk français muy Mali ak Sénégal ñooñu ñoo xool xam ne dafa am benn projet bu ñu war a taxawal di ci liggéey ci ñebbe bi ñu ñëw Sénégal nag di liggéey ñoom it ak région yii ma leen di limal muy région Fatick Diourbel Thiès ak Louga. Bonjour, mesdames et messieurs. En portant votre choix sur notre école pour cette séance de dégustation culinaire, l'équipe pédagogique, les élèves, les parents, bref, toute la communauté éducative vous remercie. Comme vous le savez, l'apprentissage ne peut pas aller sans une bonne alimentation. Elle est d'ailleurs pour moi le premier intrant pour un enseignement de qualité. C'est en comprenant cela que vous faites déguster à nos élèves ces mets à base de niébé. La richesse de cette céréale en matière nutritionnelle lui vaut d'être presque l'équivalent de la viande. Malheureusement, les gens méconnaissent ses vertus. Il y a 10 ans, était copieusement moquée la famille qui préparait du niébé pour le dîner. Manger du niébé signifiait qu'on est pauvre. Le présenter donc sous différentes facettes participe non seulement à sa réhabilitation, mais vous nous éloignez des maladies de la malnutrition telles que le kwashiorkor, le marasme, dont souffrent beaucoup de nos potages. Il constitue également une source de revenus car notre terroir est fortement agricole. Le niébé y est très cultivé. Je conclus en vous demandant de voir comment il sera possible de former nos élèves à ce savoir-faire. Je vous remercie encore une fois. kon nag nee na waa Jaamal mu ngi leen di nuyu. seen tur ak seen sant. kenn ku nekk juróom ak santam. di nuyu monsieur Fall directeur. nee na mi ngi nuyu monsieur Fall directeur école bi ñoo xam ne moom lañ ñëw muy El Hadj Abdoulaye Cissé. école franco arabe bañ ko commencé léegi portable am fay sama portable fay. ok nee na bi mu ko commencé ba léegi aussi vraiment ñu ngi jokkoo bu baax portable am fayul bosam fayul. waaw te di nuyu suñ maire Morka. nee na mi ngi sant di gërëm le maire de la commune de Diamal Mouhamed Ka. waaw di nuyu sëñ Ousmane Cissé bi borom dëkk Khalifa Diamal borom dëkk Diamal ak El Hadj Maabou Cissé Khalifa Diamal. nee na mi ngi nuyu xalif général du Diamal ak tamit chef de village bu Diamal sëñ Ousmane Cissé. te di nuyu nag sama groupement di leen sant lu bëri. nee na mi ngi nuyu membre groupement bi yëpp di leen sant bu baax di leen gërëm. fuñ tëdd ci lal maa leen fa bàyyi. nee na fuñ tëdd moo leen fa bàyyi. te di nuyu waa projet bi. projet bi nee na nuyu na leen. ñëpp ñoom Ilaah Mayrem Diagne Khady Thiaré ñoom Khady Diouf Bilal Sy. nee na kon Fallou ñoom ñëpp daal bàyyi ma kenn ku lim daal jiw mënu maa wax daal. kon nag waaye kontaan naa. toll nga foo xam ne nii da nga war a tabax sa yaram muy xale bi muy jigéen ji war a toll fu mu war a amee doom wala jigéen ji nampal war a dundal boppam dundal doomam moom day soxla protéine. leneen la muy soxla tamit muy vitamine moom yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko am na ci nag benn vitamine boo xam ne moo ci gën a am solo mooy vitamine bi nga xam ne ni boo ko lekkee souvent li jigéen ñi ëmb yi di gis ne doom ji ñuy indi day am ay déformation wala ay malformation
am na vitamine bu ñu ñàkk ci ñebbe boo xam ne bu fekkee ni yaa ngi jëfandikoo ñebbe suñ borom mën na la dimbal ba loolu loraanga yooyu mën a ñàkk am ci yow. beneen bi tamit mooy deret ju furi ji ñuy ñemeku ñu naan nit ki dafa manqué deret am na lu nekk ci ñebbe ñu naan ko fer moom tamit mu mën a saafara façon jàngoro yooyu. sant nañ leen gërëm aussi groupement bi tey soxna Fatou Dramé jiite ñu liggéey fi liggéey bu am solo mu dox ba agsi fii ñu indi ko ci école bi ñu ngi leen ci sant di leen gërëm projet bii nag ngeen di wax plateforme ñebbe wax dëgg yàlla liñ ci wax ñun technicien bi lim ci wax doy na sëkk nit ñi dégg nañ ko ñun li ñuy ñaan rek maire ak communauté bi jigéen ñi ñu jàppale ñu ba ñebbe ji ñu mun ko am pour que lii ñu mën a continuer di ko def parce que amoon nañ fi ay cantine scolaire woo xam ne PAP ñooñu ko doon jox ay vivre ñu ci togg ay ndékki ay añ di ci jàppale xale yi mais loolu gisoon nañu impact bi mu amoon njariñ li mu doon jur ci njàng mi gisoon nañ ko baax même parents yi gisoon nañ ko constaté nañ ko xale yi dinañ jàng bu baax maladie yi macha allah ci ndimbalu suñu borom wàññiku na parce que malnutrition amul mais malheureusement cantine boobu léegi amatul léegi am nañ tuuti ay jafe-jafe ci alimentation bi kon boog ñebbe ak valeur nutritive bi mu am technicien bi wax ko waa ITA yi wax dëgg yàlla ñu indi ñu ci ay plat ay démonstration ñu war def dégustation dañu bëgg buñ fi jógee ñu fexe ba mbir mi continuer parce que xam nañ ne am na impact am na solo ci njàngum xale yi. dëgg yàlla mënuñu lu mooy jaajëfal leen parce que seen ak yitte ak seen ak góorgóorlu moo tax ba ñu jot ci lii et comme ni ñu ko waxee nag noonu la mbir yi moom soo doxul tamit ñëpp a ngi dox bàyyi Consommé Sénégal loolu ñëpp ci war a taxaw ba nga xam ne maanaam lépp li nga xam ne moom la ñuy béy fii moom la ñu war a dundee parce que soo demee ci dëkk bu nga xam ne maanaam dundeewuñu la ñuy béy lu mooy dañ koy jëggaane toujours dañuy dellu ginnaaw mais dëkk boo xam ne nag la ñuy béy loolu la ñuy dundee kanam rek la ñu jëm. dinaa ci sànni tuuti sama làkk ndax la meeg ñu jàmbur deesu ca taxamte ko lu neex te man séeréer la dinaa dee làkk leneen nag waaye fii moom milieu séeréer la waa di nuyu délégation bi nga xam ne ñoom ñoo jóge Thiès ak diwaanu Kaffrine Diourbel Kaolack ak Fatick surtout jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ak man ci plateforme bi ma doon njiit waaye ñoom ñoo jiitu ndax ki la ne jiitul ma moo la gën kon jërë ngeen jëf coordinateur jërëjëf Amina jërëjëf techniciens yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñun jërëjëf président des parents d'élèves chef de village représentant maire sëñ Fallou mi nga xam ne dëkkam la ñëw tey ndax dañu ne suñu lu mu neex sama ko dàq te bu ñu gisee koo xam ne kii daa bokk ci dëkk gaat nekk ci liggéey boo xam ne bii day génnee njëriñ mu ànd ak ay nawleem ne nañu fekkee ji loolu day doon contentement ci ñun ndax bu leen neexoon mu ne ñi nga xam ne ñoo ko moom nañu dem waaye ñoom dañ cee bokk consortium la maanaam ay nit ñu lëkkaloo ay ONG yu lëkkaloo ay kuréel yu lëkkaloo doon benn muy plateforme d'innovation de la région de Fatick ak yeneen ñetti région yi nga xam ne lim naa ko sànq léegi suñu liggéey màcc jëm fan ci mbayum ñebbe soppali ñebbe jaay ñebbe am ci xaalis mën cee jëriñ suñu bopp jëriñ suñu tuut tànk yi jëriñ suñuy borom kër développer suñu réew ndax dañu ne sa biir doo ko dénk jàmbur. vraiment ñoo ngi rafetlu li nga xamante ne mooy jeetaay bi da itam di remercier ñi nga xamante ne ñoom ñoo def le déplacement pour vraiment ñëw assister ci li nga xamante ne moom la ñu organiser fii mënuma sori nag to
vraiment dalaluma gan yi nga xamante ne ñoom ñoo jógee ñii Dakar vraiment ñii Bambey ñëw ngir vraiment la réussite de cette journée vraiment ñoo ngi leen di gërëm bu baax di remercier aussi collègues yi nga xamante ne ci yeneen écoles yi la ñu nekk même bi ñu leen ko waxee vraiment dañoo def effort ñëw pour vraiment assister parce que dañoo nekkoon ci ay activités mais dañoo bàyyi activité boobu mun na ñëw pour vraiment teeru gan yi kon ñoo ngi leen di remercier bu baax a baax kon vraiment ci turu équipe pédagogique bi ñoo ngi leen di remercier vraiment di rafetlu acte bii ngeen xam ne moom ngeen defal suñu élèves yi comme ni ngeen ko xamee élève bi di koo xamante ne bu ñëwee xiif du mën a gis tableau bi kon boo ko dimbalee ci lu mel ni lu mel nii ak jiitam li nga xamante moom la sama grand Fallou wax parce que ñun ñii ñëpp ay villageois la ñu ñebe am na fi mais dañ koo minimiser da nga gis xale buy lekk di seppi ñebe di teg fële nga wax mu ne bëgguma ñebe am na sax mag yoo xamante ne dañuy seppi ñebe teg fële nga wax mu ne am bëgguñu ñebe te ni ma ko waxee ñebe da di lu am solo ni ko sama grand Fallou waxee loolu rek la am na protéine am na fer am na lu ne te xale boo fi gis nii rek dafa manqué deret lan moo tax parce que amul fer bi war a am ci yaramam amu ko kon vraiment yéen ñi nga xamante ne yéen a yor programme bii def vraiment déplacement bi pour ñëw jox ko suñu élèves yi vraiment amuñu moo yuñ leen gërëm